coordination parti socialiste ci réewum Italie amaloon nañu ab point de presse gaaw gi ñu génn te tollu woon nag ci ñeenti fan ci weeru novembre waraloon point de presse googu ay leeral te coordination gi bëggoon ko def mu lalu nag ci li nga xam ne rek moo di jafe-jafe yi nekk ci parti gi di PS ñu wax it fa ñu féetee nag ci jafe-jafe yooyu waaye it wax nañu seeni gis-gis ci li nga xam ne rek moo di ëllëgu parti gi. donc comme ni ñu ko waxee rek ñu commencé ci li nga xamante ni moo tax tey ñu woote muy conférence de presse boo xamante ni parti socialiste bi nekk fii ci Italie moom moo ko woote li ko waral nag yaakaar naa ñu bari xam nañ ko li ci ëpp mooy situation bi nga xamante ni parti socialiste bi di sunu parti mu ngi koy dund ca Sénégal te ñun ñi nga xamante ni ñooy ndaw yi toog fii ci Europe rawatina fii ci Italie di ci ay coordinateur ak ay représentant ñun ñu am ci sunu gis-gis donc gis-gis boobu lañ ne woon nañ ko àggee ñi nga xamante ni ñooy sunuy wëllëre ñi nga xamante ni ñun ak ñoom ñoo bokk liggéey bi léegi nag ñuy dalal ñëpp jàmm di jox ki nga xamante ni mooy en fait sunu kilifa ci parti bi fii ci Brescia muy Mor Kanté mu dalal nit ñi jàmm bismillah. bismillah rahmaan rahim. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen balu àq ci coono yi ngeen def ba ñëw fii di gërëm ñi fi ñëw ñëpp amul xàjj amul seen ndax woote ñu wuy si la dafa jafe te ñun à chaque fois sunu wootee rek nii lay demee nit ñëpp dañuy ñëw mënuma lim bu ma limee damay juum naan diw ak diw ak diw de toute façon sama xol sedd na man ak ñi ma àndal léegi li nga xam ne moom moo nu yëkkati te ma di ko faral di wax toujours ak fu mu déparé ak fu mu mën a jëm ak fu muy taxaw rek mooy ci sunu réew Sénégal moo nu tax di woote doomu aadama foo mën a nekk ngay yëngu ngir sa réew jaamu yàlla la nee naa leen àddina bi toll na foo xam ne kenn amatul droit léegi dem liggéey wàcc tëdd sa kër bu weer dee ñu fay la sa salaire nga tëdd sa kër dañuy war di dem ci daayira yi maanaam mbooloo fu mbooloo di nekk rek dañ fa war di dem di sottante ay xalaat di seet luy jëmale sunu réew kanam ak problème yu ñuy am fii ci réew mi ñu bokk di seet nu ñuy def ba di ko lijjanti problème yi bari na fii ci réew mi mais nanu xalaat Sénégal doomu aadama bu yaakaar ne mën nga am dëkkandoo nga dëkk ak moom yow nga nekk ci jàmm te moom nekkul ci jàmm rek yaa ngi nax sa bopp donte da nga yor ay milliards moom su añee du reer bu amul jàmm rek yow doo mën a am jàmm kon da ngay ñaan yàlla ñëpp am jàmm te sunu réew mi nga xam ne moo tax ñu woote fii mi ngi jëm foo xam ne bu ñuy ñi seetaanee dina àgg foo xam ne fii dañ ne fooguñu ko woon te it ñaanuñu ko yàlla moo tax ñun ñi nekk fii ñu war a jóg wax ña nekk foofu war a jóg wax parce que même kër boroom kër bu ko yoree te tegewul ci dëgg këram du jaar yoon à plus forte raison que réew te sunu réew bis bu ñu yeewoo rek mbir mi di gën a jëm benn boor bon ñetti point ci la ñu woote yooyu man ci benn bi rek laay wax yi ci des ma bàyyi gaay yi ñu wax ci parce que waxtaan wi yaakaar naa dina yaatu moo tax damay tënk li ma bëgg a wax lépp duma ko mën a wax mais fi ma bëgg a wax rek mooy parti socialiste bi nga xam ne ñun ñii daj nañ lu ne pour jëmale ko kanam
parce que Sénégal moom kenn mënu koo tudd te boole woonu ci def nañ fa lu baax lu ne mais it def nañ fay am ay erreur parce que am réew moom mënoo koo jiite 40 ans te doo fa def lu dul noonu te doo fa def lu baax mais comme yàlla jëlee nanu fa jëlin wu rafet ba réew ma am jàmm ñu dem ba di ko bëggaat ñeneen toog fa am ci ay boroomu xel am ci ñoo xam ne dañu ñàkk xel parce que àddina noonu lay doxee suñu ko waxtaanewul ba ñi nga xam ne seen xel doxul ñu dellu si seen boroom xel yu ñaaw yi mën nañoo indi ci réew ma loo xam ne du noonu ndax maa ngi koy wax ñi ma toogal ci taabal ji démb rek maa ngi déglu benn booy mu ne ndakaaru moom mënut a bañ a tàkk il faut ñu taal Dakar pour gouvernement bi delloo si waat seen xel te loolu ñun ñaanuñu ko yàlla bëgguñu ko suñu réew duñu bëgg lu fa mën a nekk ñu waxtaan ko même bu ñu taalee réew ma pour réew ma fay ci waxtaan ci la ñuy mujj kon nag waxtaan woowu laa bëgg ñu def ko léegi déparé ko fii ñun ñu ciy dox di ci wax injustice bi dafa doy waar dafa jéggi dayoo Sénégal dafa jéggi dayoo man nag li nga xam ne li may wax ci sama parti laa koy wax parti bi nag dafa am ñett ñoo xam ne ñoo nekk ci bopp bi kenn mënu leen a jéggi kenn mënu leen a tëb damay jaar seen tur muy Ousmane Tanor Dieng Aminata Mbengue Ndiaye Serigne Mbaye Thiam kenn magu leen ci parti bi ndomba tànk yi ñu ci takk kenn mënu leen fete kaw même boo leen supérieur ci parti bi tamit at yi ñu am tax na bu ñu toogee ci kaw da ngay toog ci suuf ñooñu léegi man seeni wax dëgg yàlla mënatuma ko wax ci parti socialiste Ousmane Tanor Dieng bu ko Macky Sall takkalee ndombal tànk takkal ko Aminata Mbengue takkal ko Serigne Mbaye Thiam wax dëgg yàlla ñooñu waratuñu leen a limaale ci parti socialiste dañ leen a war a jël teg na la seet ñeneen ñi des kay ñu ne ñi ñooy parti socialiste kenn musta gis ay alliance ci àddina bi ñu ànd may allié ak yow nga jël sama nit sama élément clé bu mel ne Khalifa Sall dugal ko ci kaso bi ma continuer di ànd ak moom fu mu mas a am ci àddina bi ku ko mas a gis te nag ñun dañu yor suñu parti dañ ko bëgg a dundal ngelaw liy naaw nag xam nañ ne liy dundal parti bi wax dëgg yàlla moo ko def ci Khalifa Sall ak ñi mu àndal pour mu leer fii Brescia section Brescia ak ñi ma àndal li ñu waxtaane ci biir néeg waxtaane ko ci biti ci biir kër digg kër gi ak waxtaane ko fépp mooy ñun ci gannaaw Khalifa Sall la ñu ànd tey ci la ñu ànd ëllëg Ousmane Tanor Dieng mënuñoo yëngal lu toll ne lii dee ci wey parce que li ñuy toppee doomu aadama moom ak ñi mu àndal gisatuñ ko ci ñoom boo ko gisatul ci nit nag waratulaa yóbbu fenn léegi Macky Sall barki démb nga ànd ak moom même ànd bi lu mu rafet waa ki nga àndaloon ñaar fukki at ci gannaaw nag ñoom bu ñu amee xel xam ne Macky Sall sax bu fekkee nit la ak ñi mu àndal duñu leen ñeme nan ngay ànd ak nit ñaar fukki at xëy suba woon ko gannaaw ñëw tafu si ci man ndax koom-koom bi ma am ma di la jox gëdd wala ma di la jox damay xam ne man li ma yor bis bu ma ko ñàkkee nga woon ma ginnaaw mais nit ñi dofuñu ñun ñu toog fii ay Zal Camara ay nu mu tuddati ay Ousmane Anne 2012 dërëm bu ñu am ci parti socialiste lañ ko def bi fi Tanor di ñëw ñàkk nañ ci lu mat 4000 euros Tanor bi mu fi ñëwee 1000 euros la joxe wala 1500 euros xaw ma lu mu fi joxeeti mais boobu xooluñu ko ñun ñoo ngi xool rek lu jëmee suñu réew kanam booba moo ñu intéressé parce que soxlawuñu benn dërëm Tanor li ñuy dunde mënuñu koo jox yaa ngi dégg bi mu fi ñëwee li ñuy def ci moom indi li mu fi indi rek ñoom reer bañ leen jëkk a toggal kër Zal Camara reer baa ëpp ñoom li ñu fi indi te noonu lañ ko continuer di ko def ba nëga ni fii ñu toog bàyyiwuñ ko fu ñu dem ñooy jënd suñu loo fi gis mu dee fii ci parti socialiste ñun ñoo ko rey pour mu leer nag ci doomu aadama yi ne ñun waxatuñu waxu Tanor waxatuñu waxu Aminata Mbengue Ndiaye ni ñoom bokkatuñu parti socialiste ñun ñooy parti socialiste ñoom mënuñu ñu dàq ñun ñoo leen di dàq ñoom dàq nañ seen bopp ndax Macky Sall la ñuy ndaw ràbbinal guddi ak bëccëg na ngeen ma baal ci wax boobu waruma ko sax wax waaw mais daal pour ma gàttal pour ñeneen ñu dugg ci yeneen li nga xam ne man moom laa bëggoon a leeral bu ko defee nag ñu dugg ci li nga xam ne moo xew suñu réew nga xam ne patriote yépp dinañ ci am kàddu nga xam ne dinañ ci mën a waxtaan ñu tasaare ko ci àddina bi nga xam ne buñ ci doxee dinañ yaakaar ne suñu réew ña nga xam ne ñoo ko ŋànk di ko doxal dinañu mën a ànd pour réew mi am jàmm
ñu doxal ko. injustice bi dafa metti nit boo ko sësee ci miir bi nag dootul am feneen fu mu jëm yaa ngi dégg te lu ñun ñu ñaanuñu ko yàlla li ñuy ñaan yàlla mooy sunu réew am jàmm tey am ko jàmm ëllëg ñu bëgg nag doomu aadama bu nekk ci saal bi tamit soo amee loo ci war a wax nga wax ko pour nit ñi jariñoo ko ndax sunu réew rek moo ñu ñor pour réew ma am jàmm rek ñun ñi fi nekk am jàmm parce que bu réew ma amee jàmm ñu am jàmm bu ko amul duñ ko am loolu daal laa bëggoon man ma ubbee ko parce que li ñu wax bu ma bëggee wax lépp du mën a sotti te sama camarade yaa ngi fi kenn ku nekk am loo ci war a wax xëy na it ci public bi dina am nit ñoo xam ne dañu bëgg a intervenir loolu daal laa amoon ni dinaa ko wax pour le moment mu leer ci parti socialiste ne ñun waa parti socialiste fii ci Brescia ci gannaaw Khalifa Sall la ñu nekk tey ci la ñu nekk ëllëg mu leer nañ man Mor Kanté man maa ko wax ak ñi ma àndal asalaamaaleykum wa rahmatullah. donc ñu bañ a tardé donc point yi nga xamante ne dañ ko tënkoon pour wax ci fii tey bi ci njëkk moo doon la situation du parti maanaam parti socialiste taxaw na mu mel la ca nekk fi mu nekk nii moo doon ponk bu njëkk bi ñu bëggoon a waxtaane d'abord bu ñu jógee ci boobu dinañu joxe sunu gis-gis maanaam sunu point de vue si li nga xamante ni moom la ñuy tuddee la liquidation de nos camarades de parti muy benn muy ñaareel bi ñetteel bi aussi sunu point de vue bi nga xamante ni ñun ñoo ko bokk sunu gis-gis ci Sénégal actuellement na muy doxee ak fan la war a mun a jëm donc boobu mooy ñetteelu ponk bi donc débat bi tey noonu lañ ko tëralee alors bu njëkk bi muy la situation du parti maanaam parti socialiste dafa toll ci jamono joo xamante ni dafa mel ni ña nga xamante ni ñoo ko diriger ñoo fa nekk jamono yi dañoo fàtte ni parti bi bañ koy defar du parti boo xamante ni dañoo tëb rek diw ni yeneen parti yi mel defaru parteem woote ñu wuy si ko parti socialiste mooy parti bi nga xamante ni ci Sénégal bokkul ci parti yooyu du parti boo xam ni diwa ko moom am na parti yoo xamante ni boo fa demee siège sax dañ cee bindu tur am na parti yoo xamante ni boo fa demee siège dañ coo bind ay tur du ma lim nag mais parti socialiste patrimoine la boo xam ne c'est national képp koo xamante ni jël nga ab carte sa nga bokk nga yàgg dugg tey ak ka nga xamante ni moo fa yàgg ay ati at yéen a ca yam ba parti bi taxawee mag ña nga xamante ni ñoo ko doon saytu daal ne mbooloo lu ñu bokk ci jamono ji ñu toll nañu bind mu leer ñu bind mu leer mais ci mbind moomu ñu def muy ay textes yoo xamante ni moom ñi nga xamante ni ñun ñoo bokk ci parti bi fii la ñu tënku muy sunu constitution mais dafa am benn rek boo xamante ni pour man moo ëmb lépp benn article boo xamante ni ci biir moom moo ëmb lii lépp li taxoon ñu wax ab parti su ma koy saytu ci nasaraan maanaam dañ ne article 4 la ci suñu biir constitution maanaam suñu biir statut du parti dañ ne l'idéologie du parti socialiste est le socialisme démocratique qui vise par la conquête et l'exercice du pouvoir yaakaar naa bon mun nañ jóg rek dem ndax loolu moom mooy li nga xamante ni moo tënk lépp d'abord muy article 4 bi ci biir suñu statut mais jamono jii ñu toll dañuy gis ni am na ab minorité boo xamante ni dañoo jël lii teg ci seeni tànk ba pare di doxal seenu mbëggeel vous voyez dafa am minorité bu ndaw boo xamante ni matuñu sax fukki nit
ñu jël lii nga xamante ni ñëpp ci àndoon bañ koy def ne nañu tënku ci lii su ko defee kenn du mun a jaar fu la neex ku ko wàcc yoon dab la ñoom tey fukki nit yooyu ñoom ñoo bugg a dab askan wi yëpp bugg leen a toroxal te ñu xam ni loolu du yoon ñu xam ni loolu du dëgg du yoon ndax suñu parti bi nga xamante ni ci jamonoy Senghor fekke fi indépendance yu njëkk yi taxawal Sénégal liggéey Sénégal defar Sénégal ba jamono ñu toll ci tey parti boobu moom moo am ay problème yoo xamante ni ku ne ñu ne la ca biti yàlla def situation bi nga xamante ni moom la parti bi dundee metti metti goo xamante ni kenn xàmmeetut sa parti socialiste ba ñu xamoon ñun xàmmeetuñ ko ñu ne nag ndeem ñoo ko bokk te waruñoo koo mun a jaxase waruñu koo mun a yàq nañu toog ñu waxtaan ndax lii nga xamante ni day yàqu te ñu moom ko gëm ko yaakaar ko sunu lépp ngi ci biir nañ ci toog xool naka la ñuy def ba delloowaat ko maanaam ca lii nga xamante ni mooy statut bi loolu en gros moom moo waral sunu woote ci li ëpp solo ndax parti bi dañ gis ni toll na foo xamante ni réunion yu baax amatul kenn dootul woote réunion ñun ñi nga xamante ni ñooy les responsables doon jot ay email daan nañ dem ba nga xamante sax su amee kuy ngénte wala mu am ku wàññeeku wala mu am ku doomam di ngénte dinañu yónnee email nañu camarade sàngam doomam dafay ngénte boobu parti baa ngi dox boobu parti bi amoon na ay objectif boobu parti bi amoon na lu mu yaakaar mais boobu dafa fekkoon xëy na 2000 bi ñu weesoo ba nekk ci guute gi génn nguur gi ña nga xamante ni tey ñoo fi nekk bugg a bund xataal ñi ci des jamono yooyu ñoom dañoo nekkoon ci nguur bi 2000 nag ba 2012 xam naa naaj bi tàng lool seen kaw veste yi xaw a oos amatuñu dara yu baax ñu daan ne léegi nag nañu jël parti bi jébbal ko ay nit et pourtant ñun jamono bi ñuy ñëw ci parti socialiste doon ay tout tànk parce que sunu dund buñ ci dindee 15 ans yaakaar naa li ci des bëreetut mais ñun ñu amoon benn gëm-gëm am benn vision boo xamante ni ci doxalinu parti socialiste ñu ñëw fekk leen ci loolu bàyyi pouvoir bi te mënoon nañu def ni suñuy moroom daan def nga xamante ni fu mu tooyee rek ñu dem tag fa mais ñun defuñu noonu dañoo ñëw fekk fa mu mettee ñu ànd ak ñoom di gas di yëkkati ba tey te yaakaar naa ni loolu ñu doon def muy gas boobu muy yëkkati di noddanti tey fii la gën a ëppee ndax jeunesse baa ngi fii ci biir parti bi femme yaa ngi ci biir parti bi xale yu tuut tànk yi ñu ngi ci biir parti bi vieillards yi ñi ñuy wooye les sages ñëpp ngi ci biir parti bi donc parti socialiste fi mu nekk nii dafa tolloon ci jamono joo xamante ni dafa waroon a tàkk lampe bu waroon a tàkk la mu am ñoo xamante ni dañ na tey dañ koy wàññi donc loolu mooy guute gi nga xamante ni dafa am d'abord ci sunu parti te muy loo xamante ni aussi jàpp nañu du dëgg du yoon donc loolu ñu koy xeex encore une fois bu ñu demee ba nga xamante ni ci biir parti socialiste soo bokkul ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy jiitu maanaam ñi gën a fës parce que boo ñu ko seetee ñooñ ñi nga xamante ñoo ciy wax yëpp amul kenn koo xamante ni sa fa nga dëkk dañ la fa da nga fa dem élection amul si koo xamante ni fa nga dëkk ñeme nga fa samp ndëmb di woote
ñoom ñëpp ay poste de nomination la ñu am donc ku am poste de nomination nag yaakaar naa mënuloo xeex ak ña nga xamante ni waa àdduna waa dëkk ba dañ leen ne yéena donc yaakaar naa loolu muy li gën a metti ci biir parti socialiste jamono yi ñu toll situation bu doy waar nit ñi kenn xamatul xàmmeetuñu sax luy parti socialiste waaye nag su fekkee ni dangaa waajal say doom dangaa waajal sa njaboot bu ëllëgee boo wàccee yoon bi yaakaar naa dinañ la hey bàyyi ngay naam ñu nal déet du nii du lii nga ñu jiwoon fii nga ñu jaarale woon donc yaakaar naa feneen fa la ñu bëgg a jaar ñun. ma jox kàddu gi Cheikh Niang mu wax aussi ci situation du parti après ñu jàll ci ñeneen ñi jërë ngeen jëf. ñu ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di leen sant di leen ñaax itam parce que ñun duñ leen gërëm ci teewaay bi ndax kenn ku ci nekk fii li nga yaakaar ak li nga gëm moo tax nga teew fii ban ñu war ci jàpp mais situation bi nga xam ne dafa nekk ci biir parti socialiste bii nga xamee ni moo fi nekk ci jamono ji xëy na bu nu ko doon gëstu historique bi dana am feneen fu nu ko jëlee parce que ñi nga xamee ni ñoo yor parti bi di ko doxal fii mu nekk nii dafa am parti bi dafa am base yu wóor parce que Moustapha Diagne wax na ko sànq daf ni ñun parti bi nu bokk daf ni ñun parti bi nu bokk li nga xam ni mooy doctrine mooy le socialisme démocratique socialisme démocratique am ci loo xam ne daf ko mooy base am mooy képp ku bokk ci mbir mi da nga am liberté wu di xalaat da nga am liberté wu di wax sa xalaat muy benn ci biir parti socialiste bu fekkee dañuy dem ci historique bi dëgg-dëgg xëy na mën nañu dellu ci départ ba muy 1926 nga xam ne ku ñuy wax Léon Blum ci troisième congrès du parti communiste bi nga xamee ni ci lay def la grande déclaration bi tax ñu créer le socialisme démocratique génn ci communisme parce que foofu centralisme la ñi nekk ci kaw rek ñoo yilif yépp te parti socialiste di parti boo xamee ni parti xalaat la parti bokk la kenn ku ci nekk da nga cee tee laaj bon kenn mënu la dem bàyyiwaale la jiite parti mayewul itam ñu jël organe boo xamee ni amul droit parce que ni ma ko mën a expliquer ci bu nu mënee pour mu gën a leer ci bopp nit ñi bureau politique bi nuy wax ak mbindaan la ci biir parti socialiste mbindaan li dépense bi nu ko jox li nu ko ciy togg loolu la war a togg waaye warula seet ku ciy añ ak ki ci dul añ comité central mi nga xamee ni moo fi teewal congrès bi moom moo joxe ndigal bureau politique ni ko doxal ma nangam bu wëlbatikoo nag bàyyi lan koy def lan ko defloo moom di def yëfi boppam parce que dafa bëgg a régler ay problème boppam génn na yoon moom génnewul kenn moom moo génne boppam ñu bëgg a xam ni nit ñi il faut ñu dellu ci base bi parce que parti socialiste yëpp nee nañu ñi ñuy wax chef duñu chef ay ndaw lañu parce que c'est grave que ñuy jël yenn décision yi te jógewul ci base bi parce que base bi mooy parti socialiste militant yi ci suuf ñooñu ñooy parti bi loolu mooy wuutewu parti socialiste yi ak yeneen parti yi décision yi ci suuf la war a jóge ñoom li leen war mooy situation bu am bu nekk ñu tas ko ci pàcc yi nga xamee ni parti bi moo ko moom pàcc bu ci nekk ci na nga toll ak fa sa man-man ak sa xam-xam toll nga gëstu ko joxe ci sa xalaat ñuy dajale xalaat yooyu delloo siwaat ko ci kaw ndax joxewaat même mindaan mi ni ko demal doxi nàngam
booba bu ñu leen joxee ndigal ci lenn lu mu mënti doon lu nekk mën nañ ko exécuter mais gis nañ ni depuis bien des temps parti socialiste bi ni c'est un parti de recrutement mooy parti boo xam ne dafa war di yokk di dajale parce que mooy base première au parti socialiste dafa nekk parti d'exclusion mooy lan wàññi te politique yokk la waaye du wàññi parti d'exclusion boobu mooy barki dem ba gis nañu ay mouvement affilié au parti socialiste yu ni bàyyi nañu parce que nee nañu gisatuñu seen bopp ci forme bii ñii di doxale muy forme socialisme bi gisatuñ ci seen bopp ñoom ñu bàyyi autoritarisme la ñu gis léegi parti bi ci boppam mën a toog ñi nga xam ne ni ñoo nekk ñoom la ñuy jiitaloo parti bi mën a jël ci ñoom la responsabilité grave très grave di exclure waxuma ay nit waaye ay coordination du parti parce que dafay am fu situation parti bi toll un congrès extraordinaire moom la ñu war a convoquer ñu étudier la situation du parti jël des dispositions jël ay directives par rapport à la situation bi nga xam ne moo teew bonne discussion wuute xalaat dafa yàgg ci parti socialiste parce que loolu mooy essence am loolu mooy li tax parti socialiste doon dund gi mu doon dund loolu moo tax mu yaatu ba àgg fi mu yaatu. alors sans tarder ma jox le camarade Maître Niang ñu jógee Maître Ndiaye pardon mu jógee Milan di chargé des élections au parti socialiste Pape vous avez la parole. maa ngi jégalu encore ci retard bi di nuyu yéen ñëpp ñu fi teew ñëpp. di ci boole sama di ci jiital grand Cheikh ak grand Mor ak suñu jigéen Fanta waaw comme ni ko Tafa defee introduction bi rek grand Cheikh waxe ko noonu jàpp nañ ni ñun ñëpp leer na ci suñu bopp ni parti socialiste patrimoine du Sénégal la comme ni ko Tafa waxee ni am na parti yoon da ngay dem fekk ci siège ñu ci bind ay turu nit patrimoine du Sénégal la. mën na boo xoolee mën naa ni instant bi nii paysage politique Sénégal bi yëpp membres yi nekk yeneen parti yëpp bu ñu jaarul parti socialiste transité nañ fa donc patrimoine la boo xam ni war nañ ko sàmm léegi nag li fi jub mooy dafa am loo xam dañ ko war a bañ et puis dañ ko war a daw parce que du fekkee ni ci rythme bi ñu jëm ñett yëpp rek moo fi mën a am dem choc frontal wala scission wala ay di nu ñu koy waxati ay bureau externe pour daw ko nag lan la mooy pour man jàpp naa ni ku nekk dafa war a jël responsabilité am li mu war a wax mu wax ko li mu war a taxawee mu taxaw ko li mu war a jëfe mu jëfe ko moo tax man rafetlu naa encore tey suñu réunion bi nga xam ni coordination bi nga xam ni bu Italie bi parce que bu leen fàttali ko parti social ñaari coordination rek la am yu nekk ci bitim réew mooy bi nekk France ak bi nekk Italie donc bravo monsieur le coordinateur ak bravo monsieur grand Mor bi ngeen amee initiative boobu pour ñu def réunion bi pour mën ci waxtaan. bon ñun nag ay responsable parti bi lañ bien que dañ nekkuñu Sénégal dañ nekk bitim réew ay responsable lañ ni ñu amee ñoom gëdd di wax ñu noonu lañu amee gëdd di wax. parce que bu ñuy compter coordination yi suñu bopp day compter bu ñuy compter responsable yi suñu compter ñu ni day compter donc suñuy responsabilité il faut ñu jël ko de toute façon mais ba nañu ko jël il faut ñu xam nag lu waral cas bi lu waral situation posé wu li ko waral man jàpp naa ni lépp ay calcul politique la calcul politique parce que mandat bi nga xam ni comité central mujj na ko joxe li mu joxe woon ci Benno Bokk Yaakaar moo doon ku génn deuxième tour yow la ñuy àndal jox la suñu soutien. beneen pas ultérieur bi nga xam ne am na fii du comité central moo ko décidé te li ñu parti bi congrès wala comité central ñoo koy indiqué amul ligne bu nga xam ni du muy bureau politique muy bureau national exécutif
wala organes yu bees yi ñuy créer muy ay rencontre secrétaires généraux yooyu xam ni amul ci texte yi ñooñu mënuñu décider dara mënuñu entériner dara congrès comité central ñooy décider ligne yooyu ci la ñëpp di conformé wu ba beneen beneen décision ultérieure ñëw comme que nag amul beneen décision bu nga xam ne comité central jël na ko congrès bi depuis 2015 la bu ñu ko mujjee def non 2014 pardon depuis juin 2014 non donc li fi am yëpp nag ay nit ñooy toog di ko jël mbubboo ko ci organe parti bi di ko teg ci ay seeni deru wala ay di ko teg ci deru yeneen militant constat boobu bu ñu ko defee ba pare li ñu war a bañ mooy ma wax leen ko mooy comme ni ma koy waxoon sànq nii éviter choc frontal bi éviter parti bi di tas parce que patrimoine du Sénégal la éviter it di créer ba bu ñu mënul dem ba teg ci dialectique ci dialogue ci confrontation démocratique ay structure interne di am parce que ñi nga xam ne instant bi ñoo diriger parti bi seen relation ak pouvoir bi rek lañ yaakaar pour mën a imposer wu. bon ñun suñu responsabilité war nañ ko jël ko manifester ko envoyé ko bureau politique envoyé ko secrétariat national te publier ko ci journaux yëpp ñoo xam ne nous de l'Italie la coordination du parti social d'Italie lii mooy décision am parce que ñun encore une fois ci ñuy defar encore la ñu war a bokk parce que ñaari groupe choc bi la ñu war a daw te choc bi pour daw scission bi pour dawit ñu am ay structure parallèle loolu lépp suñu médiation ñun bu ñu ko defee ni mu waree jël suñu responsabilité jël suñu gëdd ni mu waree yaakaar naa ne war na am loo xam ne war nañ ko mën a poser ay jalons yu wóor ñu poser ko parce que encore une fois ni ñuy jàppe ni Moodu rek ñu nit ñoo war a commencer sol beneen mbubb di teg ay plans yu wóor stratégie yu wóor sortie de crise wax ni yoon bii de jàpp nañ ci bu ci parti bi jaaree dara mën na génn parce que bu nekk loolu ci luñ jëm nii jaay carte nañu commencé décembre mën naa am démocratie bi waroon am ci jaay carte yi du am c'est possible que dinañ defar seen carte di jaay c'est possible que bu ñuy def fii renouvellement fii ñuy def renouvellement à côté bu ñuy def congrès fii congrès am beneen à côté loolu lépp ñu nit war nañoo commencer xool ci solution yooyu xool ñun ban apport la ñuy teg ci loolu toujours pour que parti social patrimoine bi bañ a dispersé wu pour l'instant loolu la am lu ma yéen ñëpp dina remercier seen yéen. donc dañuy jox Cheikh Fall muy représentant du parti à Bergamo. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi maa ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm gannaaw loolu damay féliciter Tafa mbir mi rafet na lool te kontaan nañ ci di nuyu kilifa yi nga xam ni ñoo toog taal bi du ma lim nag ndax su ma limee jum man nag du may yàgg mais daam fenn rek fu ma bëgg a teg sama tànk en tant que socialiste man je me sens mal dama rus ndax tey su ma xoolee tey li nga xam ni moo xew Sénégal ay socialiste ñoo xam ni am nañu fu ñu féete askan wi yaakaar ci ñoom seeni mbokk socialiste wala leen mën a jàppale waaye ñoo leen teg fitna te yaakaar naa képp koo xam ni socialiste nga tey même soo ko waxul sax am nga loolu naqari sa biir xol tey suñuy noon ñoo ñuy ree mooy li ma wax léegi grand benn question rek laay posé wu man parti socialiste tey jii tey démocrate yi ñoo ngi jéem a réunir sëriñ si ñoo ngi koy dox kilifa aada yi ñoo ngi koy dox tey loolu tey heure bu antoo tey quel est notre avenir est-ce que ñun dañoo war a topp ci ginnaaw 8 personnes yi nga xam ne ñoom na ma yàlla baal te jéggal ma tekkuwuñ dara soo xoolee sëñ Mbaye Thiam amul base Aminata Mbengue Ndiaye à Louga li yàlla xam doy na sëkk ah Ousmane Tanor Dieng li yàlla xam doy na sëkk nga xool ñi nga xam ne ñoom la ñu bëgg a dàq
ñii ñu dàq leen ci parti bi mais ñan ñoo des ci parti bi ngeen baal ma vraiment daal sama xol dafa naqari lool ci situation bi xool naa bëkk démb assemblée nationale mais théâtre weesu loolu leen rek laa ñaan muy ñun socialistes yi bëgg parti socialiste te mu jàll ñu lu nekk yaakaar naa l'heure a sonné ñu war a toog xoolaat jëlaat suñu responsabilité jërë ngeen jëf. jërëjëf camarade Cheikh je crois que li nga wax am na solo parce que li xew assemblée moom vraiment ñaaw na ci Sénégal kenn xalaatu ko woon ñu toll 2017 di gis yenn situation yi au Sénégal vraiment doy na waar trop mais yàlla baax na donc ñu jox la dame sunu jigéen yi nga xamante ni moom mooy responsable Vobarno la Fanta jox la kàddu gi. salaamaaleykum ñu nuyu ñëpp ma daanaka man je pense que xanaa damay dolli rek xanaa sama baat jóg waaye li ñu waroon wax yëpp sama camarade yi wax nañ ko man daal dama bëgg rek ñu jàpp daal que pur socialiste bañkat lay doon te dañuy bañ ba tëdd parce que ci biir wax ji parti socialiste kenn du ko doon ñu doonuñu ko fekk ñu fii li ñuy dooneel au contraire képp ku dugg si ci biir parti socialiste da ngay dem tënku ci jéem a jàngi parce que bañ créer sax école pour nga dem jàngi ñu former la pour voilà pour nga mën a am retrouver tes valeurs te ñun dañu dem ba toll fi nga xamante ne ci Sénégalais bu nekkee xamatoo lan mooy sa valeur xamatoo lan nga jar parce que ku ci nekk tey ji sa ngor jaay nga sa ngor ngir koom-koom ak teraanga àdduna ba nga xamante ne yu bëri wax nañ ko fii joxlu ma di ci répété wu parce que tey boo ne parti socialiste nga seet tey ji kàngam ña newoon ci biir parti socialiste liggéey seen base am lu rëy loo xamante ne bàyyi nañ ko fi am ñu yaakaar seen yow nga xëy suba ne ñooñu dama leen di xëy dàqaleen ngir intérêt personnel parce que léegi dootul yow xalaatatoo parti bi xalaatatoo yow Sénégalais yi intérêt personnel la parce que tey jii au début ni ko fi Moustapha wax na ko neexoon na ba ñu toogee ca jalba teraanga yëpp feeñoon na toogoon nga 12 ans bi nga xamante ne veste ya ràppoon na ñëw ñu xëy ñu neexale la dara nga ne xaaral ma sacrifier képp ku ma ko bëgg a xañ ma sacrifier ko kon tey jii suñu jotaay bi tey malgré ñun socialistes yi ñun ñoo woote mais dafa concerne képp kuy sénégalais képp kuy doomu sénégalais rek tey jii war nañu bañ lii ñu bëgg a indil lii ñu bëgg a imposer parce que lii ñu bëgg a imposer dañu doon bu yàggee rek suñu doom yi ñëw dootuñu xamante ñun sénégalais ñun ñooy ñan parce que dem nañu ba li ñuy jàngal mooy kaay nga perdre sa valeur te nga perdre sa valeur nag dootul def dignité nit bokkatul ci dootoo nekk une personne quoi parce que tu es intérêt da ngay daw te intérêt boobu nag lañ fi war a jëlee li fi newoon ñoom ñu yaakaaroon parce que deuxième tour bañ ne dañuy jàppale ki fi ne c'est parce que dañ ne woon rupture dafa amoon loo xamante ne ça dérangeait tout le monde ñu bëggoon mu jóge fi ba nga xamante ne ñu amoon ba dem ci yaakaar googu ndeke ñun ba ñu demee ànd ak ñoom ci mouvance boobu yaakaar boobu ñoom dara yittelu leen ku ci nekk yow sa portefeuille rek ngay xalaat mu bañ a rës li fi ne nag nañ leen ko jàppandoo ñun ñëpp ñu xeexandoo ko li fi ne ñu jëlee ko fi kon nag maa ngi leen di remercier ñëpp merci. waaw jërëjëf Fanta responsable des femmes Vobarno jërëjëf je crois que li nga wax am na solo ndax nit moom bu ñu dindee li nga xamante ni mooy jom ci yow rek yaakaar naa dara des su te dañ ñoo sa teg ni ci yoonu jom donc loolu mooy Sénégal am jom am fulla am fayda parce que jaay sa ngor ngoom boo ko dindee rek musiba dal na la te ñun yaakaar naa ni bokkuñu ci ñooñu donc ma joxaat kàddu gi suma kilifa Ousmane Anne mi nga xamante ni mooy responsable Rovato mu sànni si ñaari kàddu. man damay dellu si daanaka ci li Seex wax ak yooyu wax ju gàtt laa ciy wax xol bu naqari man dafa ëpp ci man fi mu toll nii parce que samay xel fu ma toll day dem 96 Khalifa Sall bu ma gisee Tanor di ko def lii sama xol day bon fu ma toll ba du ma mën a si wax parce que li ma ci fekkee dafa bari
ma doon waxtaan ak Khalifa toujours di ko wax ay affaire mais saa yoo ko waxaat da lay wax nu mu toppee ci kaw Tanor Dieng kon suñu demee ba Tanor Dieng mën a jël parti bi jaay ko mën a jël Khalifa Sall mu ne ci kaso mu ne ci biti mu ànd ki ko tëj ba léegi mais kenn xamatul looy def kenn xamatul looy def ak looy wax xamoo foo jëm ngay wax mu ne day dàqaate te parti bi ñu ko waxee rek moom moo fi waxoon ne ñun parti socialiste bu amul élection bu parti socialiste bokkul jarul xelaat mënut a am ci àddina moo ko wax après congrès biñ ko mujj a fale nii secrétaire général moo ko wax ci làmmiñam laa ko nangook sama nopp tey ñu ñëw mun a dootu am kon ñun lan la ñuy waxti ne day dàq yow moom moo wàcc yoon moom la ñu dàq ba pare ci parti bi Tanor moo génn parti bi bëgg a génn keneen moom moo génn parti bi ak ñu ànd bëgg a génn nit ñi gan lay génne parti socialiste dafa am ay règlement yu ko tënk dañuy dem uti pouvoir bi nga ne neexal nañ ma neexal samay gaay xoolal ñuy wax Seck kay wax Ablaye Wilane Serigne Mbaye Thiam Aminata Mbengue Ndiaye Ousmane Tanor Aminata sax daanaka waxam sax moom kii na Aïssata Sow Diawara mooy wax moom mi nekk Guédiawaye tekkiwu fa dara te pourtant toog naa ak moom avant élection locale yi mu ne du jàppale Aline Sall day xeex Aline Sall moom ay Aïssata Sow Diawara man Parcelles laa dëkk ci wetam di ko seeti ñooñu ñoo fi nekk di wax parce que lu tax ñuy wax seen ay intérêt bopp waxuñ pour njariñu parti bi liggéeyatuñ sax pour parti bi talatuñ parti bi ku la ci nekk demal baas Mbaye Thiam amul baas Aminata Mbengue talatul waa Louga Aïssata talatul waa Golf Sud bi ñu ko nommé maire fu muy toll ci kaw Aliou Sall lay topp fu mu toll kon ñun fan la ñu jëm moo tax ñun dañu war a taxaw léegi nag suñu parti ni ñun lii ci lañ taxaw du dañu jàppale Khalifa Sall parce que dafa nekk ci kaso gi wala dara parce que moo nekk ci li ñu bëgg parti socialiste nekk loolu lañ koy jàppalee toppee wuñ ko leneen parce que ñun du ñu poro kenn ñun ñii ñun du ñu poro kenn waaw ñun du ñu poro kenn mais nag parti socialiste yi ligne bii la ne ku ci ne ñu topp sa gannaaw ku ko wàcc ñu romb la ak koo mën a doon man lii may wax naa ko Tanor Dieng face à face ne ko du ma sa poro du ma poro Khalifa socialiste la boo bàyyee ma dem soo toogee ma nekk fi loolu laa nekk man du ma poro kenn te ñun ñii kenn du ci poro kenn parce que li ñu am ñoo koy utal suñ bopp parti socialiste jariñu ñu dara ñun ñooy jariñ parti socialiste wax naa leen ko ñoom ay responsable Tanor ne ma da ngay kaas foo toll ma ne ko parti bi dafa lu ma dara moo tax may kaas man maa koy jariñ kon su ma gisee lu ma neexul ma wax ko te li ngay def neexuma wax naa ko man nag bokkuma Benno Bokk Yaakaar yóbbantewuma ko Tanor laa ko wax face à face ne ko bokkuma Benno Bokk Yaakaar boobu ñuy door a falu parce que Macky mosuma doy kenn man politique kenn du ma met kenn du ma yóbbu fu ma gëmul parce que maa ngi dox ci samay moyens bopp kon lu ma neex ci laay dem lu ma neex ci laay nekk kon nag ñun ñëpp ñoo ci war a taxaw léegi parti bi dellu fa mu nekkoon jëliwaat pouvoir bi parce que ñun dañu juddu nekk parti socialiste mënuñu wate di teg siège ba commencé di wate ji di leen représenter Sénégal fu ne ñu dem ba ñëw fii nekk fi nga bëgg ñu jaay ñoo lànk waaye kenn du ñu ko defal dégg ngeen maa ngi jéggalu nag ci façon bi ma waxee parce que sama xol moo bon parce que dama dund lu bari ci parti bi xam ñii ñuy dàq sacrifice yi ñu def ay Bamba Fall ay Barthélémy Dias Khalifa Sall li mu daj parti socialiste kenn daju ko moo Pape Babacar Mbaye yàlla na ko yàlla yërëm moo doon suñu jër ak Talla Ndiaye war na ko xam xeex bu nekk mu daj ko ci parti bi mais su ma gisee ñu koy toroxal léegi mënatuma wax sama xol moo bon ci parti bi billaay maa ngi jéggalu bu baax nag. wax nga fi lu gàtt lu am solo waaw te point bi ci gën a mag rek mooy que nit ñi xam ni ñun li ñu intéressé comme ni ma ko waxee sànq mooy le Sénégal mooy le parti socialiste. C'est pas Tanor Dieng c'est pas Khalifa Sall mais Khalifa Sall dafa toog ci ligne boo xamante ni moom moo ñuy jëmee kanam donc loolu ñu gis moo tax ñun ñu taxawal ko te boobu muy sunu camarade donc loolu la parti bëgg boo tënkoo li parti bi statut bi lim ñu wax ñun ñu ngi sa gannaaw boo ko wàccee nag pare nañ ci yow donc camarade Abba de Milan ñu jox la kàddu gi nga yokk ci ñaari kàddu. asalaamaaleykum mbooloo maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu suma grand yi Cheikh Niang grand Mor maa ngi leen di nuyu suma grand di nuyu Fanta man sax waru moon jël kàddu waaye lu gàtt laa ci wax parce que li ñu waroon wax yëpp vraiment wax ji leer na tënk nañ ko tey li mën a sauver parti socialiste tey li koy sauver tey moom mooy parti socialiste sauver na boobu ba pare parce que bañ koy sanc dañ ko sanc si ay base yu leer am ay textes yu clair am doxalin bu leer nga xam ne ko wàcc dañuy xam ni ku gën a tur ci parti socialiste bu fa ñëwoon bakk démb sax jënd kartam toog ñaari fan lay toog rek lire affaire yi xam ni ñii wàcc nañ yoon. Tanor Dieng yéen a ngi wax fukki nit mais juróomi nit lañ
juróom nit lañ boo seetloo Aminata Mbengue Ndiaye Mbaye Thiam Tanor Dieng ak Ablaye Wilane Cheikh Seck ils sont 5 ou 6 donc ñooñu mënuñu liggéeyu depuis SFIO depuis BDS ba PS xeex yooyu yëpp nga xam ne Houphouët-Boigny sax ñëw na Sénégal campagne Houphouët-Boigny ñëw na Sénégal campagne pour ñu fal ko député boobu parti dafa am soubassement dafa am base pour nga jaxase nit ñi jaxase xelu nit ñi def lu la neex du fa yomb kooku du parti socialiste kooku du ba ci ñëwaat wax nañ ko ba pare. alors Maître Ndiaye a évoqué que ni il faut ñu génne solution mu lim ñetti solution mu ne soit dañuy dem ci choc frontal soit ñu dem ci scission wala ñu jël li ñu teg si may muy comité central wala congrès grand Cheikh Niang njëkk na ko wax man foofu lay bës suma baaraam foofu lay taxaw te damay génn ci parti bi dafa yomb doo génn ci loo moom coordination wu Thiès bi li mu def damay génn damay gedd non dafay yomb da nga lay yombal gars yi da nga leen di yombal amul lu ñuy génn lu ñu génn ci loo xam ne ñoo ko moom bu génn di am Cheikh Niang wax na ko grand waxaat na ko Tanor Dieng ak ñi mu àndal ñooy génn parce que ñoom ñoo wàcc teg ci parti bi ñoom ñoo ko wàcc te coordination au Milan pour revenir sur les paroles de Pape coordination Milan ak coordination bu mënti doon au niveau du Sénégal et au niveau de la diaspora ak coordination bu mënti doon bu ñu ne coordination du parti rek membre du parti jënd nga carte bokk nga wax na ko au début am nga droit def ay propositions pour qu'on trouve des solutions parti xalaat la parti jokkalante xalaat la du parti damay lay dàq maa ko moom wala man maay pro Tanor wala maay pro Khalifa parti bi dafa romb loolu yàgg na donc man ci solution lay ñëw choc frontal moom waxuñu ko dañ koy éviter choc frontal dañ koy éviter scission dañ koy éviter scission du am xam la mooy am ñi nga xam ne mënutuñu bokk ci parti bi dem te ñoom ñoo gën a néew yàlla def na ñoom tey ñoom ñoo gën a néew xanaa kay dañoo nekk di wax ak président rek moo leen di neexal leen sexal tàngal ñu foog ñu ñoo jekku mais jekkuwuñu mais ñun am nañu droit au niveau de Milan coordination de Milan suñu parti la ñoo ko moom ñu proposer benn motion mu jugee fii ñu bind ko muy lu leer naññ nga xam ne dañ koy signé ñun ñëpp mu dem Sénégal ñu ne on demande on exige un congrès extraordinaire on exige et on demande un congrès extraordinaire du parti il est temps qu'on appelle à un congrès extraordinaire mënuñu toog parti bu toll ni parti PS depuis 2014 ba léegi defuñu congrès te nag ñu ne résultat élection bu ñëw ñu chuté 42% ba 11% enquête di meeno mais après fan lañ jëm 5% mais dañuy xaar ba dee mais ñii dañuy xataraayu gis nga nag ni kuy xataraayu kuy waaye dee di xataraayu da nga koy comprendre Tanor Dieng c'est un fin de cycle tous les partis du monde ont ces problèmes de régénération dafa metti bu ñu nee da nga war a abale màgget ngeen baal maa xamante màgget laa bokk mag laa dama tuuti nii rek mais mag laa màgget mënul nangu gaaw a abale ay xalaat yu bees yi ñuy juddu ay sciences yu bees yi juddu ay wax yu bees yi juddu nga ne yow doo abale te yow dem nga jéem nit ñi jàppale nañ façon jàppale bu nekk Tanor Dieng franchement jàppale nañ façon jàppale bu nekk non sincèrement Tanor Dieng on lui doit plus rien du tout on a fait tous les sacrifices non franchement non Tanor non on a fait tous les sacrifices imaginables et imaginés pour Tanor je me rappelle sa visite yóbbu ko fii ci restaurant bi jël TGV jël oto yi escorté ko yóbbu ko Firenze yóbbu ko fii yóbbu ko faa mais génnewul 100 francs waxul sax fan la affaire yi jógee boo xam xoolal jéem sax xam pour moom il est président ñu ay dof la ñu daal non quand même les gars dañ ko waral mais xamul ni on le fait pour nous-mêmes comme moom lañ loolu mën defar Tanor ñun nañ def suñu motion mu jógee fii man mooy sama proposition man pour être concret bu ñu gën ci réunion fii motion moo fi génn bu ñu bind ba mu set wicc nous militants du PS coordination de Milan d'Italie on exige un appel à un congrès extraordinaire man loolu mooy sama proposition maa ngi leen di jéggalu yenn saa ñu wax ak passion jërë ngeen jëf
jërëjëf camarade, je pense que débat bi mu ngi yéeg te loolu moo ci am solo Aba je pense que li nga wax ci Ousmane Tanor Dieng dama ciy dolli rek dara saa su ne grand bi daf ma koy wax dañu jëloon instant bu ñu fekk ci liggéey mais ku nekk da nga bàyyi sa liggéey te temps yi je pense que parti socialiste si la ko Italie ñu ko xamee bu ñu demee ba nit ñi di wax parti socialiste en Italie yaakaar naa ni c'était en 2010 après 2010 hein Pape on a tout fait dëkk bu nekk dem nañ fa Aïssata Sall ñëw na fi yóbbu nañ ko Firenze fu ne on partout dans l'Italie ñu dugg ak ñoom bañ fi jógee lañ leen gëj a dégg bu ñu fàttalikoo suñu mbokk yooyu nga xamante ne dañ leen faatoon ci Firenze on a tout fait ba yóbbu fa Aïssata en tant que avocate mu liggéey fa aussi wax ak nit ñi liggéey bu am solo loolu lépp ñoo ko dox mais biñ fi jógee ba nguur gi tas ba ñoom ñu dugg ci nguur gi boobu lañ ñu fàtte mais ñun la ñu mënoon démb ba léegi ci lañ nekk parce que yaakaaruñu ma Demba yaakaaruñu ma Paate yàlla dong lañ yaakaar ak sunu ngëm-ngëm li ñu gëm mooy parti socialiste gëmuñu leneen lu dul parti socialiste te li tax ñu gëm ko mooy lañ ñu sax maanaam comment faire pour que Sénégal jëm kanam mais lii nga xamante ne mooy yëfi naa fekk yi fi am lii nga xamante ne muy jaay sa ngor gi fi am yaakaar naa ne ñun loolu xamuñu ko te duñ ci bokk tey duñ ci bokk ëllëg jërëjëf léegi nag ñu jox kàddu gi public bi ndax aussi da ci am solo ñu wax ci seen xalaat ndax it ay kàngam ay kilifa fi daj ñoo fi toog te du ñun ñi toog ci taabal ji yaakaar naa fi ñoo gën a néew xam-xam donc ñu bëgg yéen it ngeen yokk ñu tuuti gis naa grand alliance ngi fi grand Moustapha Seck ah Cheikh Lay Soxna Fato ngi fi ñoom ñëpp macha allah ah Khadim Ndiaye bu réew mi aussi il est là ah ak vraiment ku ci bëgg daal kàddu gaa ngi nii ndax soxla nañ lépp ñu bon Moustapha bisimilah jërëjëf Moustapha Seck. maa ngi jégu nag ci kàddu gi may jël dama koy gàttal waaw ma yëkkati ko di sant Cheikh Moustapha ak Fanta comme ni ko ki doon waxee deret moo leen tooñ moo tax ñu toogee nii ngeen comprendre leen ndax dañu yàgg si daal dañ cee juddoo deret moo leen tooñ man sëñ bi da nga wax ne ma ko gàtt rek Tanor dañ ko war a dàq na boppam yàgg na dàq na boppam ku jotul dàq na boppam xanaa que li ngeen war a def ngeen boole ko ci mu ñëw ci ñun ñu won ko ñun dañu am groupe bu ñu nekkoon muy bokk gis-gis bañ demee ba gisatuñ fa suñu bopp dañoo génn dox suñ dox bopp da ngeen ko woo mu ñëw ci ñu jàngal ko naka la war a def doon ngeen ko wax bu ngeen amee leen ko xalaatal leen ko loolu man loolu laa la mën wax maa ngi jéglu jërë ngeen. li ñuy wax lépp fekk na suñu mbokk yu baax yi wax ko suñu magu parti yi suñu camarades yi wax nañ li ñu waroon a wax lépp di wax rek ne parti socialiste moom man dama daan wax ne vraiment parti bu ma neex la parce que ci laa màgg ci laa gimmi ci laa xàmmee ndax man ay politiciens daanaka ñoo ma yar bi ñu fa jógee ma ñibbi si Dakar sama kër papa ñëw Médina di ànd ak Bamba Fall ñu daan def ay té débat guddi daanaka boobu maa ngi nekk xale di nekk de la fosse di jàng mais ay 3 heures du matin lañ daan dugg suñu kër mais temps boobu ñun li ñu gisoon ba gëmoon parti socialiste ak léegi li ñu gis dafa nekk 2 man moo tax franchement man politique sama bopp man dama ne woon bàyyi naa ko Fanta mii moo ma topp chaque jour mook Tafa Diagne di ma bës ba naan ma ñëwal mais man dama ne woon dootuma politique parce que ñun yaakaar gi ñu amoon ci parti socialiste dafa tas ndax Ousmane Tanor Dieng man je me rappelle Bamba Fall guddil na ko bëccëgal na ko taw na ko naaj na ko malgré que ñun ay booyu Ahmed Dieng lañu woon ak Aram Dieng mais toujours dañoo mas di soutenir Tanor parce que dañoo wax naan gannaaw bukki mbaar te comme Abdou Diouf moom la fi teg ñun dañuy gëmm lu bari duñ ko nangoo xool dañ koy jàppale mais bi ñu toogee nag ba léegi ñu màgg yaakaaroon ne Tanor daf ñuy teg ci yoon yoo xam ne ni ñu suñ jógee ci la ñu war a gën a mën a gimli suñuy doom gisatuñu ko parti socialiste valeur bi mu amoon moo réer valeur am moo jeex léegi nag ñun li ñuy wax rek bu ndox tuuroo an mbaax a des man dama ne déedéet nañu rootiwaat takkuwaat ay jeunes lañu ay xale lañu ñu jàppaat gëm-gëm bi gën a yokk suñuy doole xel yaa ngi fi comme ni sama camarade bi wax léegi idée yaa ngi fi fii kenn doful kenn mënul jënd kenn ñu teguwaat ci raay bi liggéeyaatal ko suñu bopp xam ne àdduna gëm-gëm rek la te lu waay gëm rek dañ ci gis si njëriñ dina métti nag parce que ku daanu nga di ko yëkkati dafa métti
mais ñun nañu gëm ne que ñun dañoo war a relever wu jël relais bi yóbbuwaat flambeau bi fi mu nekkoon ba bu ëllëgee ku déggaat parti socialiste rek naw ga nga amoon nga ne waaye parti bi ñëwaat na fi ñu ko yaakaaroon donc dañuy gën a joxaat courage. salaamaaleykum c'est Sophie Dior télévision A2I man dafa am lu ma leen bëggoon laaj parce que dama naan dégg ñu naan dañoo bëgg fay pour Khalifa Sall génn mais xalaatu leen ne que su ngeen ko fayee dafay mel ni kon moom il est coupable question laa leen di poser yéen. beneen côté tamit dama gis ne que ñu ngi naan Tanor di tudd ñu bëri daal que ça ne va pas à cause de mais est-ce que il n'est pas temps que yéen ngeen beru mbaa ngeen génne leen loolu laa bëggoon xam te di leen di laaj dernière question lan ngeen ma mun a wax ci comportement avant-hier yi député yi def ci assemblée nationale. li may njëkk a wax rek si parti bi. mooy que ni ñun ala kulli aal du ñu génn ci parti bi parti socialiste la part bi c'est nous donc génn moom mënta ne parce que bu fekkee ñun dañoo génn day mel ni ñun ñoo nekkut ci yoon te ñun dañoo tënku ci ay textes yoo xamante ni parti bee ko bindee ba fii ci textes yooyu la ñuy dox ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo newul ci textes yooyu bu génn di am ñooñu ñoo war a génn te minorité lañ fa. mooy ñi nga xamante ni ñoom ngeen di gis saa su ne ñuy wër le président de la république te amul kenn koo xamante ni fa nga ne am nga loo fa tekki wala am nga loo fa gagné donc ñoom ñëpp ay poste de nomination la ñu yor donc ñun li nga xamante ni texte yi moom la ñu tegal ñun si la ñuy nekk di ci dox donc mënuñoo génn ci biir parti bi génn moom buy am ñeneen ñooy génn mais du ñun ñii. alors beneen mbir bi nga wax ci sur les cotisations caution bi nga wax. dafa am ñaari jiixi jaaxa yu ci nekk ñaari position maanaam ñii dañ ne dañ ko def ñii ne duñ ko def mu am ñu ne Khalifa nee na moom àndu ci man miy wax ak yow tey ànduma ci cotisation parce que ñun bu ñu cotiser pour fay dafa mel ni lee ñuy jiiñ ñun ñoo ko def ay nit woo nañ ma ay responsable woo nañ ma laaj ma suma point de vue ci mbir moom man leen man la ma ci gis mooy man dugguma ci ànduma ci ndax bis bu ñu toogee ba ni nañu cotiser dajale xaalis bi moins d'un mois mun nañ dajale alal ju toll noonu joxe ko mais problème bi nekkul foofu yow bu fekkee ni dafa am lu ñu lay jiiñ ñëw fekk la ca donc day mel ni yow yaa ko def te ñun xam nañu ñëpp xam nañ ni caisse d'avance bii ñuy wax du lenn lu politique bu ñu mun a faagaagalee Khalifa Sall ba denc ko ci biir kaso bi ndax Macky Sall fi mu nekk li ko intéressé mooy képp ku jóg en commençant par Abdoul Mbaye jógoon na fi ne dafa teg bëtam ci présidence bi poste présidentiel bi dañ ko faagaagal ba nga xamante ni bokkatut déggatoo ko te dama leen di wax ngeen jàpp ko bu ñu paree ci Khalifa Sall ci le président Idrissa Seck la jëm man maa leen jox scoop boobu ngeen téye ko ndax fi mu nekk ni 2019 Macky Sall buggul kenn kuy wax waxi président buggul ko moom dina doon benn candidat loo xam ni monde bi amu fi ndax dañ ko falee woon amul fenn donc ni muy faluwaate aussi du am fenn ci àdduna bi donc loolu mooy Macky Sall ma indiwaat sama xalaat ci li nga wax ci assemblée bi démb barki démb dañ doon ñaan 13e législature bi gën bi fi jógee mais dafa di loo xamante ni dafa ñaaw ndax nit koo xamante ni dañ ko teg tête de liste coalition Manko Taxawu Sénégal demande bi jaar yoon conseil constitutionnel accordé ko ñu dem élection mu doon député nga ni amul du député d'abord nga ni du député toog ba mu neex la nga ni malaan mi nga xamante ni moom la député yi sàngoo moom bosom dañ ko dindi te yow nga ni woon amu ko ndax du député ndax bañ koy fal fekk na ko ci biir kaso bi waa léegi loolu naka lañ ko mën a tuddee naka lañ ko mën a tuddee yow yaa ne woon du député ndax bañ koy fal fekk na ko ci biir kaso bi donc du amul du député
nga toog ba mu neex la xamatoo système booy jaar nga ni ah mbalaan ma kat nañ ko dindi. xam nga nit yàlla dafa bëri doole yàlla ak a bëri doole ak noo munti toll boo newul ci dëgg day wane nekkoo ci dëgg mais erreur bi ñuy def c'est fondamental li la gouvernement laa def lii kenn xamul lan la. c'est vilain kenn mënut a wax man mënuma imaginer erreur bu mel ni man mi gën a cuune ci politique loolu duma ko nangoo def dama doon continuer dee ci ne amul immunité parlementaire bi continuer dee ci waaye du ma mus a annoncé ne nañ ko dindi immunité parlementaire bi moo lay wan ne la ñii fi ne dara ñoru leen ñii fi ne lenn safu leen lu dul nguur gi alors réaction bi nga xamante ne nag camarades yi ko def ñooñu ñoo bokkoon coalition bi c'est normal parce que assemblée aussi bu ñu fa demee war fa teewal réew mi ndax réew mi moo leen askan wee leen fa teg bu ñu gisee loo xamante ni lépp dañ ko télégrammé yaakaar naa ni yoon la aussi ñoom ñu joxe seen position donc man ci loolu daal loolu laa ci gis te nag aussi doon sàkku assemblée bu gën fuuf bii vraiment mais nii ñu commencé te may delluwaat suma xel di ñaaxaat nit ñi bés ba ñuy samp assemblée bi lan moo ci xew ku màgg ci politique ku daan toog ak ñoom avant ñuy annoncé Ablaye Matar Diop di annoncé doon président de séance lañ ko xamal ne ko jiba ko wàññeeku na loolu lecture boobu ku mu doyut yaakaar naa dara du la doy ndax allah kulli àll dañ koy fekki te bu fekkee àdduna nga nekk nag di def la la neex ëllëg di nga ko lay ak sa borom ndax kee nga xamante ne mu ngi ci kaso bi fi mu nekk nii mbalaan moom commission ad hoc dina ko teggi ça moom c'est sûr mooy lan ñàdd nañu Xalifa fi mu nekk nii ba mu tàlli ñareet ñàdd daal ne Macky ñëwal jàll loolu moo fi am te nag vraiment muy loo xamante ni ñun askan wi war ñu ko mën a seetaan vraiment action la boo xamante ni ku mu yeewut leneen du la yee jërë ngeen jëf ku ci am loo ci wax aussi. xam nga bon ñun dañu nekk ci république bu nga xam ne ay normes moo ko régir non comme ni mu amee Italie am États-Unis am yeneen dëkk yi ñun suñu ordonnancement juridique moo prévoir ci article 140 ni bu nga fekkee ne yow da nga bañ am mandat de dépôt si délit bi nga xam ni moom la ñu contesté Khalifa Sall soo joxee caution bi doo mandat de dépôt bi doo ko am bon li may wax ne man techniquement laa koy waxee en tant que non man su ma nekkoon avocat wu Khalifa Sall bi mu amee retour de parquet man caution bi dama ko doon joxe même moom bu bañee man en tant que sa avocat am dinaa ko doon conseiller ba mu nangu ko parce que ordonnancement juridique bi moo ko prévoir te kilifa du dem kaso te nit ki mooy premier avocat yow sa bopp yaay sa premier avocat ñun suñu rôle avocat yi ay conseil rek technique la ñuy nekk sa wet rek pour di la gën la xam loi bi parce que mu nekk suñu métier mais doomu aadama moom mooy njëkk avocat Khalifa Sall li mu mënoon a lijjanti ci biti moo ëpp lu mu mën a lijjanti ci biir aux États-Unis dañ lay laaj ay caution 1 million nga joxe parce que seen loi bi moo ko prévoir mais ça ne veut pas dire que ni yow bi nga joxe caution bi encore une fois damay wax techniquement lay xam nekkuma pour affaire waxu militant yooyu mais man si su ma bokkoon ci pool avocat yi nga xam ñoo doon defar na Khalifa Sall bu mu amee retour de parquet xam ni loi bi moo prévoir ni délit bi ñu la contacté bu affaire deniers publics bi bu somme bi ëppee temps il faut que da ngay joxe caution pour doonem kaso man j'aurais tout fait pour convaincre ko pour mu joxe caution bi pour que doonem kaso parce que li mënoon lijjanti ci biti moo ëpp li mën a lijjanti ci biir ça ne veut pas dire un aveu bokkul ak transiger xam nga boo demee di transiger doo ngay d'accord ni yow li ngay wax dañ la jiiñ mais dafa manqué wala ëpp na mais lii du loolu
te teewul mën nga dem après procès après surtout kay te nga reprendre sa li nga joxe woon ordonnancement juridique bi moo ko prévoir ni ko dëkk yu bëri ak forme bu nekk ak nuñ ko discipliné mais am na donc man sama idée ci loolu moo doon joxe ko léegi nag ka ay bonne volonté woote indépendamment de loolu yëpp techniquement indépendamment de ñoom ñu woote pour bëgg ko joxe Khalifa Sall moom position ñëpp xam nañ ko si loolu dégg naa sax ñu ne xaalis bi mat na mais jàpp nañ ne buñ ko joxee du génn mais loolu dégg naa ay rumeur mais amaguma ci certitude mais li ci am solo daal mooy que du aveu lu loi bi prévoir la te avocat victoire am bu mag mooy que yow sa client bañ a nekk kaso même bu ñu koy def liberté bu ñu koy def si nu ñu koy tuddati résidence surveillée wala ñu koy def administration contre ak lu mën a nekk moom moo gën kaso. ñun dañuy toog naan ay père fondateur amuñu père fondateur ñun dañoo jël loi français rek transposé ko ci ñun moo tax kaawu Sonko bi mu amee ay loi wu 1962 lañ ko doon jugé yoo xam ni teguwul fenn amul benn réalité gis nga ni mu mujjee dañ koo dàq comme ça. ci noonu yaa ngi ay décret yoo xam ni ça laisse à désirer non de même que lu jëm ci immunité Khalifa Sall bi noonu la parce que ñun nu ñu bindee suñu 61 bi ci constitution bi expliqué wul ni le maintien xam nga ñoom li ñuy basé dañ ni Khalifa Sall bi ñu koy fee yi ñu ko doon reproché ak bi ñu koy arrêté boobu nekkuloon député nekkuloon dara mais comment bi nga xam ni alinéa bi nga xam ne ci la ñuy ñëpp di basé wu te mu nekk ci suuf détention bi wax na ko c'est-à-dire xam la mooy détention mooy fekk dañ jàpp la ba pare parce que nee na poursuite dañ koy arrêté bu fekkee da nga nekk détention poursuite yi dañ koy arrêté boo nekkee détention c'est que di que yow fekk nañ arrêté nañ la woon ba pare xam nga loolu français la comme ni ko pour Moustapha Niasse doon waxee parce que détention bu nee poursuite yi dañ koy arrêté boo nekkee détention mooy war ni yow dañu la fekk dañ la jàppoon ba pare bokkul ku ñuy arrêté en flagrant délit ñu la war a jàpp ci instant bi nii léegi nag Sénégal comme ni ko doon wax sama frère bi rek dañuy gis dëgg ba pare teg ko fële di wut leneen mooy kaaw li xewoon assemblée nationale démb xaw ma bërki démb loi bi règlement intérieur assemblée nationale waxul ni bu ñu wootee ci réunion keroog bi réunion bi ñu wootee keroog assemblée bi ni comme commission ad hoc bi waxuñu ni commission des lois mooy tànn ba pare indi pour ñuy ratifier waxul binduñu ko mais dañoo def li ñu bëgg mooy benn deuxièmement commission bi ñu formé comme que ñoom prérogative dem di déglu ñoom ñoo war a dem pour déglu ju Khalifa Sall ak éventuellement ak avocat député bi mu war a jël mu koy défendre ànd ak moom ñoo war a dem entendre ko pour ñëw ci plénière bi ni leen kat dañoo war a dindi wala ñoo war a ñu dindi même commission boobu sax ña fa nekk waruñu fa nekk c'est pas parce que opposition lañ de parce que dafa am ñoo xam ni dañoo exprimer déjà ñoom seen opinion ci cas bi ci fait bi madame Awa Gueye defe naa xaw ma lan la nee na moom ci bopp wàllu boppam indépendamment avant ñu koy fal moom nee na da koy day dindi immunité parlementaire u Khalifa Sall ku nga xam ni moom moo war a def rapport ci plénière pour wax leen ni dañ ko war a di ñu war a ko dindi te dégloogul Khalifa Sall c'est-à-dire que objectivité moom non ak intégrité jugement bi mu war a yóbbu ci plénière bi déjà c'est faussé mënu cee bokk membre de parti socialiste yi ci bokk Cheikh Seck ak l'autre tur bi lay fàtte Pape Samba bi ci bokk ñooñu antagoniste su Khalifa Sall lañ c'est-à-dire que ñoom bu ñu demee déglu Khalifa Sall bu leen ko permettre ñu déglu ko déjà ñoom ni rapport bi ñu nga xam moom la ñu war a présenter plénière bi déjà seen subjectivité moo ciy nekk amul Khalifa Sall pour ñu bañ ko juger ba léegi yeneen instruments yi des na. mais man damay dellu si sur un plan purement politique situation yu mel nii am na fi amoon na fi amoon na fi
parce que chaque fois que politique toll ci fi jaan di toll di xubbeeku situation yu mel ni day créé wu lan moo ci war parce que solution yi ko daan régler mi ngi fi woon xëy na peut-être nit ñi dañu delluwul waat gëstu l'histoire xool situation sangam bi méngoog bi ba mu tollee nii nu mu demee nu ko lijjantee. Je reviens à l'histoire bu yàgg xëy na ñu ci bari musuñu ko sax dégg muy scission bi amoon ci biir BDS ba créer BDD muy le bloc démocratique du Njàmbur bakkan yu bari tëdd na ci scission boobu bi mu amee dañu indi pro-Senghor yi ñoom ñi nga xamee ni ñoo nekkoon dans la région de Louga c'était pas la région c'était la région de Diourbel ak les pro-Moustapha Cissé ñu di ko wax ñu daan ko wax kàppu yàlla na ko yàlla yërëm parce que li nga moom boo nangoo kee di ci am baat bu ëpp sa bos ba di la ci menacé am na boo ko seetaatee gi biir am na yow loo bàyyi texte parti bi dafa leer même bu fekkee état bi dafa wëlbatiku bëgg a jàppale une partie contre l'autre ñu dem bu nu gisee ni justice bi doxee ci cas bi dafay teexel ci nit pour mu attaquer itam l'état devant l'exécutif pardon devant la justice mais campagne bi ci war c'est une campagne politique réelle nag réelle comme nii ngeen def tey jii toog waxtaan ci fépp fu mu mënti doon ci Sénégal ñu mu am fa jubbu parti socialiste war nañ ci jóg parce que ñi ko nangu woon cas bu mel nii bi mu fi jëkkee am tëj amul mooy bi Abdou Diouf parce que li indi le congrès sans débat ñu bari xëy na xamuñu lu tax parce que dañu gis rek ni Abdou Diouf dafa bëggoon fal Tanor non parce que tendance yi daan am ci biir parti bi nangu woon ko ces tendances là ñoo demoon bay majoritaire contre Abdou Diouf nara dem ak moom congrès nara dem bi ñuy dem ak moom congrès c'était pour nangu le secrétariat général ci Abdou Diouf. asalaamaaleykum mbooloo mi tout d'abord ñu sant leen gërëm leen encourager leen ci lii nga xam ne def ngeen ko ngeen def ko ci ak dëgg def ko ci seen camarade de parti boo xam ne nii ku ne xam na tolluwaayam ci Sénégal ku ne xam na détermination am tamit ci Sénégal ñu jaay ko doole tëj ko ci kaso ngeen woote conférence de presse di naqarlu loolu dama yaakaar ni initiative la boo xam ne nii ñëpp war nañ ci roy ça veut dire que li ngeen di woote ci Khalifa Sall dëgg la ci yéen man nag je suis tout d'abord politicien la citoyen sénégalais la dëkk ba Sénégal ñor na ma ba tax na lépp loo xam ne nii maanaam citoyen booloo nañ ko di ko dox ngir liberté Sénégal ngir justice Sénégal libre ku ma ca woo danaa ci ñëw ndax dama jàpp ne combat Khalifa Sall wala combat parti socialiste nii nga xam ne noonu la demee bañ jëm wëlbatiku maanaam lëngale ko justice képp kuy citoyen sénégalais war na laa ñor ndax ni ko suñu doyen Cheikh waxee bu fekkee ni bàyyi nañu lii jàll nañu xalaat ni lii da tey dal Khalifa Sall ëllëg mën naa dal Idrissa Seck mën naa dal keneen ak keneen parce que justice la boo xam ne nii justice sélective la ndax ku ne xam na ni Khalifa Sall li tax ñu denc ñu kaso bi ce n'est rien d'autre que mbirum politique la
ku ne xam na loolu ndax kenn musta dégg ñu ne diw kat mënuñu ko jouer parce que amul immunité parlementaire ñu daf ko mu doon député mu am immunité parlementaire ñu ne kat dañuy dindi kiiraay googu ngir gën kaa mën a jekku kon képp koo xam ne citoyen sénégalais ga man jàpp naa ne seen woote bi du ma guddal war naa mën a ñëw ànd ak yéen combat bi nga xam ne yéen a koy ndax c'est pour la liberté de la justice sénégalaise moom la ñuy xeex te tant que jëluñu pouvoir exécutif séparé ko ak pouvoir judiciaire nañ xam ne Sénégal giñ bëgg ak fañ bëgg Sénégal egg fa du fa egg mukk ndax li daal Khalifa Sall li mu wax mën na daal Idrissa Seck ëllëg mën naa dal kenn ci ñun ñiy toog ci salle bi parce que combat bi combat la boo xam ne nii nekkatul niveau parti socialiste kese c'est un combat boo xam ne à dimension nationale boo xam ne Sénégal gépp war a jug comme ni ko suñu camarade bi wax léegi beneen 23 juin war naa mën a am ci lii man ci sama gis-gis beneen 23 juin bu fekkee ne assemblée nationale dañoo woote commission dañoo fal benn commission ad hoc boo xam ne dañoo war a xool saytu Khalifa Sall pour mën a dindi immunité parlementaire am Sénégal gépp war a jug parce que nañu xam ne kon ñun amuñu justice te dëkk bu amul justice lu neex waay def foofu laa yemale samay kàddu jërë ngeen jëf. yow sa taxawaay moom patriote nga bu baax macha allah ndax ànd nañu ci ay mbir yoo xam ne lépp du leen lu dul askan wi ñu lay féliciter di la encourager te ñaan yàlla bàyyi ñu fii ci kanam ndax objectif yi ak gis-gis yi rafet na lool. alors ma leen di wax aussi Serigne Babacar Diop jóge Bergamo mu ngi ci salle bi donc moom moo fi teewal ku ñuy wax Abi Diagne ci élection yi moom moo doon sunu candidat Manko Taxawu Sénégal donc sëñ Babacar su fekkee ni da nga ci am kàddu yoo mun a yokk ci mbir mi rek bisimilah nga egsi bon gis nañ fi aussi sunu sœur sunu xarit soxna Astou Babou Diagne ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. man de damay jéggalu parce que dama minul Brescia lool wër naa lu mat waxtu di woo sawaay rek fu ma toll maa ngi ci jéggalu bu baax bon damay commencer wax ni Abi laa fi teewal mais Sénégalais yëpp laa fi teewal parce que man dama jàpp ni li sëñ Khadim wax lu am solo la problème mu Khalifa bi waratul nekk rek problème parti socialiste bërki démb dama woote Mbuur ñu may wax parti socialiste ñoo dajaloo coose pour xayma mbiri Khalifa man ma wax ñi ko jiite woon ni leen affaire Khalifa waratula doon rek mbiru parti socialiste naam mbiru parti socialiste la mais waratu ko doon may ñaan aussi sama mbokku parti socialiste yi ñu moytu am na ci ñoo xam ne xëy na léeg-léeg bëgg Khalifa dina leen këf ba léeg-léeg ñu bëgg a yóbbu débat bi ci débat nit ak nit te man fi ma toll nii li ma gis mooy jaratu ko parce que comme mbir mi fi mu am na foo xam ne dafa tolloon romb na fa moom jaratul ñu koy yenn kenn Sénégal fi mu nekk nii ñoo war a jóg taxaw Pape Ndiaye wax na ko gaa ay jéego am na ci nitu diine yi mais Macky dafa dëgër bopp Macky Sall dafa dëgër bopp te gis nga buñ ko raay li nii jàpp ko ci lii lu baax la parce que loo gis am na départ am na nu muy jógee c'est bien que ñuy def conférence de presse di yee nit ñi di leen wax ni affaire Khalifa demee mettital yi ngay teg Sénégal yëpp toog di xoole mais fi ñu toll nii moment bi dafa nekkatul ci problème mu calcul c'est-à-dire Sénégalais yi ñëpp war a génn dans la rue ñëpp a war a génn parce que bu ko kenn natt rek ci Khalifa natt ko ci koo dëkkal natt ko ci sunu mbokk waa réew mi tey jii kii bu ñu ko jàppoon tey ci cas comme Khalifa wala ñu jàpp ma wala ñu jàpp kii wala sa jabar wala sa luy tourné la rek mën na dal ku ne te injustement lañ ko téye lu ci bëri nag ñun ñu waxuñu ko sax mais am na loo xam ni kenn ñemewu ko wax wala kenn mënu ko wax donc man li may wax mooy na ko ñëpp jàppe seen xeex ñun personnellement de lépp luñ ci mën dinañ ko def ci côté diine bàyyiwuñu dara
muy jullit di catholique ku ñu xam koo xam ne war nga ci mën wax nañ ci mais li ma jàpp fi mu ne nii li ma jàpp mooy il faut que Sénégalais yi génn ci biti suñu génnul Macky du bàyyi Khalifa Sall ça c'est sûr kenn lii ay ñaan dootu ko régler raay dootu ko régler débat judiciaire dootu ko régler parce que waa kër Macky suñu waxee lii waa kër Khalifa wax lee ñi war a àtte duñu àtte professeur de droit yi Sénégal waxatuñ li ñu war a wax kenn ñimee wax ñi ci des dañuy xalaat ni Macky war na leen nommer ministre wala leen jox lii wala leen jox la donc calcul yi moo bari il faut Sénégalais yi def comme togolais yi ñëpp génn noo benn yoon ñëpp génn ou Macky bàyyi ko wala dootul eggali nguur gi loolu daal mooy li koy rene di ko sotti je vous remercie merci beaucoup. maa ngi nuyu ñi fi toog ñëpp xam nga nag man mënu maa wax mais foo ma wax ndax tonton Mor Kanté sama nijaay la ñëpp xam nañ ko maa ngi nuyu tonton Cheikh Niang di rafetlu toogaay bi parce que man ku ma xam-xam ni Abdoulaye Wade sama maam la comme ni ko tonton Mor di waxee ak Tafa mais man Khalifa daf ma neex parce que niñ ko def man daf maa metti jaaduma politique mais xam naa dinaa dugg di politique parce que grâce à moom. ñu ngi leen di remercier bu baax li may tëjee rek mooy nañu bàyyi toog ci kër yi di naani ataaya nañu bàyyi jataay yi gis ngeen jataay bii ñuy def nii xale yaa ngi nii tëbaka dal indi leen njaboot gi ñu nekk ak ñoom aw ma ku ma teel sama doom indi leen fii ñun lii la ñu xam ñu jéem a régler sunum réew ñu jéem a régler sunu Sénégal ñu ngi leen di remercier bu baax léegi nag ma bàyyi sunu kilifa Mor Kanté mi nga xamante ni moo ubbi woon ma bàyyi ka kàddu gi moom it mu sànni ci les derniers mots jërëjëf. jërë leen jëf mbooloo mi sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp vraiment teewaay yi rafet na ñi bëggoon a ñëw te ñëwuñu ak ñi ñëw ñëpp ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm du ma guddal damay wax rek ñetti kàddu ma jox Ousmane Anne mu tëj Ousmane Tanor Dieng laay wax Aminata Mbengue Ndiaye Serigne Mbaye Thiam ak ñi aju ci ñoom li nga donn yor ko li nga xam ne danga koo donn téye ko te ki koy donn taxaw war nga ko rafetal ëllëg du añ du reer luñ mat a sédd la asalaamaaleykum wa rahmatullah Ousmane génn duñ ko def parce que ñoom moom parti bi nit sooy ànd ak moom nit su ñëwee pour yàq sa mbir lu mu ko jaral pour yàq ko yow na la jaral duubal ba du ko yàq ñun parti socialiste ñoo ko moom moo tax duñu génn xeex bi ci biir la xalaatuñ sax loolu moom duñ koy nelawaale sax xalaat génn parti bi amul. lii ñu fi daje it yàlla def ci barke mu déparé fi ba Khalifa Sall libre génn ñëwaat ci suñu biir ànd ak ñun. yal nañ ko fi ci yoon dellu si Sénégal yoon bi moom pour mu dellu si li ma wax naa ko Bamba Fall bi mu fi ñëwee pour Khalifa génn Ndakaaru mënta ñàkk a jax-jaxi Sénégal mënta ñàkk a jax-jaxi jarul masla ñu nit ñu jax-jaxal fii. ni ngeen ko gisee nii nag pare nañ ci li ngeen xamante ne rek mooy conférence de presse ma taxaw fi ak ki ngeen xamante ne mooy monsieur Moustapha Diagne ma koy laaj rek nan la gisee tey conférence bi ak lan la ciy dolli. waaw bon merci d'abord ñu ngi remercier ñëpp ñi nga xamoon ni ñëw nañ fi teewe ko préparation bi sax mun nañ ne ci semaine lañ ko préparé mais gis nañ ni salle bi feesoon na nit ñi ñëw nañu loolu lañ si doon ut jàllale information wax taxawaayu parti socialiste fii ci Italie gis-gisam ci biir ci actualité bi nga xamante ni moo xew ci biir parti socialiste ñu ngi ciy sant bu yàlla bu baax et puis di rafetlu vraiment nit ñi wuysee di rafetlu vraiment que ni nit ñi participer nañu donc loolu yaakaar naa ni lu am solo te loolu donc lañ si doon ut ndax ñun bon l'intérêt du Sénégal mooy li ñu ñor donc lu jëmale kanam Sénégal donc mooy li ñu ñor. merci beaucoup monsieur Diagne ma ngi nii taxaw ak ki ngeen xamante mooy monsieur Zal Camara. ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp parce que li ñu def tey yàgg nañ koo jéem mais tey la suñ borom bi dogal mu sottee nii. waaye ñun ku ñu xam-xam ne ci lii dëgg rek la ñuy dox boobaak léegi ñii ñu invité fii tey ñu ñëw fi doona bokk ak ñun gis-gis xam ne lii du affaire de Khalifa kese mën naa dal ku ne ci ñun parce que buñ ko seetaanee ëllëgu Sénégal moo nekk en danger te loolu la ñuy bañal ñun ñëpp loolu la ñuy bañ kon ñu ne danañ xeex lañ mën ak luñ mënul yëpp ba Sénégal tego ci raay boo xamante ni noonu lañ ko bëggee nam daan demee ñu teg ko ci loolu la ñuy xeex suba la ñuy xeex ngoon ci loolu rek la ñuy dox. waaye ñun li nga xamante ne Khalifa mi ngi ci tege bëgg ci parti socialiste jaar ci yoon yi mu taxaw fa foofu lañ taxaw ñu ne ànd ak moom ci dëgg googu bëggu ñoo weesu lu dul dëgg rek ci loolu la ñuy dox.
merci beaucoup monsieur Camara ma passe parole bi tamit ki ngeen xamante ne mooy seen jigéen madame Fanta mu sànni si quelques kàddu nu mu gisee tey conférence bi. waaw merci Sophie xanaa di remercier rek képp ka nga xamante ne bàyyi nga sa yitte ñëw fekk suñu fii ñëw wuy suñu ci ñun ci suñu taxawaay au niveau du parti socialiste wane ne ñun jeunesse socialiste bii fi ne dañu taxaw pour wane ne d'accord nu ak décision bi nga xamante ne ñenn ci ñun ci biir parti socialiste ñi ngi koy bëgg a jël jëmale ko ci biir askan wi ba nga xamante ne tey jii dañu taxawaayu wane ne tey Sénégal li fi bëgg a am dinañ ko dénoncer ba àdduna bi yëpp yëg ko ba xam ne daal ñun ñoo war a jug ñun ñoo war a combattre li fi xew kon nag di remercier waat rek encore képp ki nga xamante ne rek wuy si ngeen ñu merci. merci beaucoup Fanta maa ngi nii nag taxaw ak ki ngeen xamante ne mooy Cheikh Fall ma bàyyi ko rek moom tamit mu joxe ci quelques kàddu ci conférence bi. merci Sophie maa ngi leen sant di leen gërëm vraiment taxawaay bi rafet na ñun waa Bergamo leen rek lañu bëggoon a leeral ay socialiste lañu démb tey te duñ ci jóge ba laa yow mi din kenn mënu ñoo génn ci parti bi suñ ci yokk duñ ci wàññi am nañu nekk benn incha allahu rabbi ci ginnaaw Khalifa Ababacar Sall su génn day am Ousmane Tanor Dieng mooy génn moom ak sëñ Mbaye Thiam ak gàngooram kon Sophie maa ngi lay gërëm. merci beaucoup monsieur Fall. waaw bis bi ni ma ko gisee moom gis naa fi décision gis naa fi wax dëgg yàlla fulla ak fayda laa fi gis te man sama wax moom du ci bari li ma ci wax mooy Ousmane Tanor Dieng moom ci boppam war naa xam ne koy naaw say dunq du ruus sa jëmukaay du mës a sori parce que lim fi teg bu ko fi bàyyee xool leneen. lu gën a garaaw lay gis loolu fii daal ci gàttal gis naa gars yi booloo noonu parce que waa Bergamo ñëw nañ fi fekk Brescia waa Milan ñëw nañ fi yeneen parti yi tamit yónnee nañ fi ay ndaw kon combat bi dootul combat wu ñun ñii kese ñi mu concerné dafa bëri fulla ak fayda laa fi gis daal bu yaboo daal mu xam ni na taxaw na pare te xam ni ñun dina dem ba jeex duñ ci bàyyi dara wasalaam. d'accord merci beaucoup monsieur Seck ma jàll rek ci ki ngeen di xam ne mooy monsieur Leye moom tamit mu sànni ci quelques kàddu. ok merci asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant leen gërëm waaw ndaje mi kontaan nañ ci ñun ñëpp vraiment réussir na ñu sant Moustapha ak ñi mu àndal lii nag nan fexe saa yu ñu koy def chaque mois bu ñu koy def wala 2 mois ñu dajee di waxtaan waaw parce que bu ñuy combat war nañu daje di waxtaan ay boole suñu xalaat. waaw ndax ñun ay socialiste lañ yoo xam ne ñun nekkuñu ci Tanor nekkuñu kenn ay socialiste lañ ci lañ judd ci lañ yaru waaw man depuis Senghor maa ngi wate socialiste mu maa wate fu dul moom waaw kon nag man dama jël sama engagement fu ñu ma ci woo dinaa ci wuyu waaw maa ngi leen sant leen gërëm. là aussi il faut que nit ñi xam ko xaaruñu ma Demba xaaruñu ma Paate parce que mbirum politique la donc ñun dañuy jóg taxaw ak suñu taxawaayu politique lañ ca war a xeex dinañ ko xeex. fii ci Europe nag fii ci Italie plus particulièrement lépp li nga xamante ni war nañ ko ci fii ak bis ñu dégg ni coordination bu parti socialiste fii ci Italie am na lu mu def te loolu moom yaakaar naa ni rawul yu bët